jërë ngeen jëf mbokk yi dalee nag jàmm ci jotaayu xibaar yi li ci gën a fës te ñu nam ko jukki dina bokk ci waxtaan wi nga xam ne jip na ci diggante état bi ak itam SAMES syndicat autonome yu médecin fii ci réew bu Sénégal di rafetlu bu baax a baax ndaje woo nga xam ne nag am na ko ci teewaayuk jëriñ ji nga xam ne moom la ñu dénk wàllu fonction publique la ko wundu bokk na jël ci yenn ci ay dogal waaye itam li nga xam ne mu di grève ñu mën koo moyu ci wàllu wér-gu-yaram ñeneen itam ñoo xamante ni wàccoon nañ ci mbedd mi di waa ànd gësëm ñoom ñooñee nag la ñuy sàkku mu di gouvernement bu Sénégal lépp loo xamante ni diggee na ko ak ñoom mu daal di koy matal rawatina li nga xam ne moom moo di indemnité yu risque daañu wax itam ci tiis yu nga xam ne wala boog laata loolu grève wala boog li nga xam ne moom moo di bés yu ñu jagleel wàllu rein fii ci réew bu Sénégal ngeen baal ma wala boog ci àdduna wërngal këpp fii ci réew mi li nga xam ne am nañu ko bari na lool fu ci mel ni nag diwaan bu Ndar Géej téeméer boo del juróom yi ñoom ñoo ko fa amee daañ ci def aw taxawlu yaa niki démb itam tiis wi nga xam ne moom moo dal suñu kaw di génnuk àddina ki nga xam ne moom moo di Maguette Wade moom moomee am loo xamante ni daal dina koy def fii ci réew mi ci wàllu média rawatina wàllu caada suñu ay ndaw doxantu nañu ca makkaanam waaye ñëpp ngay sëngeem tiislu bu baax a baax li nga xam ne moom moo di génnuk àddina gi ni ñu koy defee alxames bu jot rubrique bi nga xam ne moom lañ leen di jagleel mu di les bonnes feuilles de la rédaction tey jile daañu taxaw ci téere yi nga xam ne Mbaye Birame Diouf daal dina koy xaatim jagleel ko ñi nga xam ne ñoom ñoo di soxna yu li mu bëgg bokk na ci rek ñu gën a bàyyi xel li nga xam ne moom moo di taxawaayu ko jigéen ñi ci bile société mbokk yi tënk yaa ngoog léegi ma dikk ñu faram fàccee. jégaluwaat bu baax a baax di leen nuyu bu baax ci ànd bi nga xam ne nag yéen a ngi koy ànd ak ñun xibaar yi dañu koy door nañu ko junjee woon di waxtaan wi nga xam ne itam moom moo jugoon ci diggante gouvernement bu Sénégal ak itam SAMES syndicat autonome yu médecin fii ci réew bu Sénégal rafetlu bu baax a baax ndaje woowee ci teewaayu ko jëriñ ji nga xam ne moom la ñu dénk wàllu fonction publique la ko wundu bokk na rek ci bépp rëq-rëq woo xamante ni day am ci wàllu wér-gu-yaram ñu mën ko muyu dañuy teewlu ki nga xam ne moom moo di Mariama Sarr ak itam Amadou Yeri Camara bu secrétaire général bu SAMES ci micro Pape Sangone Mbaye dikkaat nu mu gën a yaatoo wala bokk ñu digtal leen ko laata ñuy dem ci beneen daañ ci dikkaat nu mu gën a yaatoo mbokk yi waaye itam ñu wax ci ñi nga xam ne itam ñoom ñoo di waa ànd gësëm xam nga ne wàcc nañ ci mbedd mi nag ci lim bu takku diwaan bu Kaolack ñoom ñooñee nag la ñu bëgg mu di seen ak seen yelleef ñu gën leen koo jox waaye itam dëppook li nga xam ne nag moom la code bi nga xam ne moom moo ëmb liggéeykat yi daal di tëral rawatina li nga xam ne moom moo di indemnité yu risque ñu daal di leen koy jox diwaan bu Kaolack ñu dem fa fekki fa Pambay Diawa Fally Gueye ci reportage. donc yoo nga xam ne ni waxtaanee woon nañ ko depuis mai 2021 ba fu mu nekk yoo xam ni amul protocole ci ponk yooyu am na problème mu formation assistant infirmier yi formation yeneen aussi ay aides sociaux yi ñu ngi fii ay préparateurs en pharmacie mu ngi fii les maintenanciers mu ngi fii école doctorale yi ak yooyu yëpp toutes ces questions là mi ngi foofu ak techniciens supérieurs yi war nañu dugal hiérarchie bu fekkee ni réglé nañu seen problème mu combler seen gap de formation et de compétences mais aussi bu dul loolu y a les collectivités aussi locales nga xam ni mosuñu am statut da ngay nekk ci mairie bi kenn mën la affecté ci beneen mairie parce que simplement amul mobilité horizontale léegi dana am mobilité horizontale léegi nag bu ñu nekkee di leewaatoog ñoom si loolu ñu xëy di régler problème mu xaalis bi maanaam système de rémunération payor yi di ko joyanti te ñun dañuy waxoon ñoom mënuñu ko waxtaane ci moment boobu leen ndax président la moo ci mën a waxtaan comme que léegi moom boo commencé na di jukki secteur par secteur na ci boole ministère de la santé na ci boole ñun suñu wàllu bopp léegi nag woo nañu tey à 15h30 maanaam tisbaar bu weesoo woo nañu mais liñ si jaaxal woo nañu woo ñeneen ñu nga xam ne xel ni ñun depuis 2021 ñu ngi ci ba léegi avant loolu depuis 2017 ñu ngi ci avant loolu depuis 2018 ñu ngi ci liñ ciy bañ nag mooy pëccëxoo parce que 2018 noonu lañ defoon encore bu ñu ñëwee ñiy wax jaar na leen ñi wax jaar na leen finalement mbir mi sottiwul bëgguñu nag loolu dellu si waat. mbokk yi maa ngi leen ko doon wax ab waxtaan wu
bu jip diggante gouvernement bu Sénégal ak itam SAMES syndicat autonome yu médecin fii ci réew bu Sénégal ñoom itam rafetlu nañu bu baax a baax lu ni mel ci teewaayug jëruñ ji nga xam ne moom la ñu dénk wàllu fonction publique lañ doon amalee boobule waxtaan yenn ci ay rëq-rëq ak itam grève yoo xamante ni ñu ngi yëngu ci wàllu santé dañu koy faral di amal lu ni mel lañ bëgg ñu daal di koy teg ci suuf moom Mariama Sarr ak Amadou Yeri Camara di secrétaire général bu SAMES lañ leen di digtal seen i ay kaddu ci micro Pape Sangone Mbaye. dañoo déposé woon préavis loolu nag dañ koy rafetlu parce que d'habitude dañu xaar nit ki grève ba grévaat ñu soog ko woo donc loolu bu ñu ko defee rek dafa wan ne nit ñi maanaam changé nañ xalaatin donc ni ñuy xalaatee changé nañ ko moom la ñuy wax changement de paradigme soxlawuñu vraiment nit ñi nekk à bout ñu soog a négocier parce que nee nañ xeex bu nu mu metti ci discussion lay mujjee autour d'une table donc ñu commencé ko moo gën am nañ ay questions yoo xam ne nag discuter woon nañ ko mais avancé wul woon mooy par rapport à l'urbanisme donc tey dañuy rafetlu ne question yooyu tey vidé nañ ko ñu ngi xaar prochaines étapes yi am na question yoo xam ne par rapport aux lenteurs administratives yooyu tamit am nañ benn avancée te am nañ ay actes même yu ñu recevoir tey mais am na question yoo xam ne aussi c'est par rapport aux hôpitaux et fonctionnement hôpitaux yi notamment les dysfonctionnements yi nga xam ne problème yi dañ ko constaté non seulement à Mbour avec Polymètre donc loolu question boo xam ne la mu ngi créer ay grève même à Le Dantec nga xam ne aussi ñun ñëpp fa la ñu jàngale donc dañ ko war a defaraat donc loolu tamit dañu soxla ñu wax ne ci lu leer ak Dalal Jàmm mi nga xam ne am na agent yu grève yi aussi ñu bëgg ne vraiment lu ñu mën a def rek ñu def ko pour mettre dans de bonnes conditions agents yi nga xam ne ñooy liggéey ak Dalal Jàmm donc bu loolu weesoo nag am na question boo xam ne njiitu réew mi lañ ko jox mooy question à incidence financière parce que xam nañ ne secteur de njaaxaanaay mais dénk nañ ko njiitu réew mi am nañ rendez-vous ak ministère du budget yaakaar nañ ne fii ak boobu dinañ ci liggéey. wax nañu seen bëgg-bëgg liñ ci def yëpp ñoom wax nañu ko ñun ñëpp wax nañu ci am na yu des nag mais yooyu yëpp ñu ngi ci ànd di ko liggéey ci agenda bi nga xam ne teg nañu ko diggante mars ak mai pour que ministère yëpp mën a def seen i réunion sectorielle balaa ñuy dem ci plénière. donc daal ñu ngi rafetlu tamit taxawaayu syndicat yi surtout SAMES bi nga xam ne ñoom toujours seen i réunion dañ koy def ci am atmosphère boo xam ne daal danañu mën a permettre ñu mën a liggéey bi normal. mbokk yi ñu des ba tey ci wàllu wér-gu-yaram wax itam xam ngeen ne bés ni ki tey mooy bés yi nga xam ne ñu ngi ci màggal ci àdduna wërngal këpp li nga xam ne moom moo di woppik rein fii ci réew bu Sénégal li mu takku daal dañ koy am ñoom ñooñe nag li ñu bëgg ñu gën a baral li nga xam ne moom moo di jéego yi jëm ci wàllu pàcc mi fu ci mel ni diwaan bu Ndar Géej foofee téeméer boo jël juróomi ñoom ñoo ci am bile jàngoro ñu dikkaat ci ak Aminata Mbaare Sow Yunus Diatta. ñi amee feebaru roño di wéy di dund lu metti kii ñu fekk ko ñu koy defal dialyse di ñu wax li muy dund. tey jii mën naa ñëw indi par exemple 2 kilos machine bi tiré ma 3 kilos donc xam nga xëcc na ma laa si fatigué dan laa koy remplacer. bu dul dialyse mën nañ amal transplantation rénale ni kii nga xam ne moo di Abdou Karim Gueye. sama donneur sama frère la Baye Fara moom moo doon sama donneur macha allah man tam maa ngi koy gërëm di koy sant parce que li mu def nii lu rëy la. opération bi ak coût médicament il a fallu que mu jaay appartement ci kaw boobu instant yi nii benn appartement rek la dese. fii ci Sénégal ñiy dund ak feebaru roño daal dinañu takku loolu ñi nga xam ne tamit ñu ngi sous dialyse naka noonu. li tax man ne dafa bëri na fi xam nga am na benn liggéey boo xam ne suñ naataango professeur Sidi Seck moo ko defoon ci région de Saint-Louis yëpp soo ko jàppee téeméer bu nekk ci nit ñi juróom ñi am nañ insuffisance rénale xam nga loolu soo ko xaymaa ci population Sénégal nga xam ne mot nañ 16 millions day nekk lu bëri. ñu ngi doon estimer ne at bu nekk nga am ñetti junni wala juróomi junni nit ñoo xam ne am nañ ñu bees yoo xam ne insuffisance rénale à peu près am nañ junneeg ñaar téeméeri nit ñoo xam ne ñu ngi ci dialyse bi de manière générale ak di doon juróom fukk yoo xam ne hémodialyse c'est-à-dire junneeg ñaar téeméer ci hémodialyse la ñuy def
am na juróom fukki nit ñoo xam ne ñu ngi ci dialyse péritonéale. alxames bi ñuy màggal journée mondiale du rein loolee doon occasion ngir gën a ñaax askan wi ñu farlu waaye tamit fagaru ngir moytundiku feebar boobule. jërëjëf Aminata Mbaare Sow mbokk yi ñu wax ci leneen lu ma leen doon dunj mu di aw tiis génnuk àddina ki nga xam ne moom moo di Maguette Wade bu ngeen di fàttaliku def na lu ne ci li nga xam ne moom moo di wàllu média rawatina wàllu caada bëri na ci ñoo xamante ni daal na leen di tàllal loxo rawatina ci ay année 80 moom moomee nag ginnaaw aw dëddoom ca makkaanam aw tiis lañu fa nemmeeku bëri na itam ñoo xamante ni daal dañuy sëngeem yenn ci ay kàddu ñu yëkkati teg ci jooju la jëm Habib Faye Thierno Laurent Mendy. son bi di ñu fàttali ay souveniru télé variété da woon émission bu animateur bi doon def ndem si yàlla Maguette Wade ca ORTS bi mujjee doon RTS ca këram moom mi nga xam ne vedette la woon ca télé bi ca atum 1990 naka rek tiis gane si na leen mooy la fa gën di fës. waaw xam na daa ko mën a waxee mais Maguette sama papa c'est dur de parler. ah métti na sant yàlla ñëwoon ay ñoñom la ñuy jàpp ci nit ki doonoon na nit koo xam ne ku àndoon ak dal la waaye itam taxawu na waykat yu bëri ci seeni carrière. nu ko Maguette jàppalewul et puis du moom rek Youssou Ndour Thione Seck le feu Thione Seck Ismaël Lo Baba Maal sans compter les femmes Xaan Mbay ma jàgg Kiné Lam Soda Mama tout Sorano à l'époque Fathiam Samb. Télévision dafa tuuti woon il y avait pas beaucoup de médias il y avait que la RTS donc on passait tout le temps tous les jours toute la journée ensemble ñoo doon nekk guddeeg bëccëg di dem di tourner ji télévarieté ak suñu collègues yi. juróom fukki at liggéey na ko moom Maguette Wade waaye doonut woon dong ab animateur yamu ci woon bëri na itam la ñu mën a jàpp ci dundam. et puis Maguette fut un grand acteur loolu nit ñi xamuñu ko il a joué L'Os de Morlam. L'Os de Morlam, il a joué en 1974 au Zaïre. Timom, c'était un homme effacé et très généreux. Maguette, apparence bi muy joxe ci télé bi sax du nit boobu. Il est très su doon romb fii dafay nëbbatu. Il rase les murs. On a partagé le lit étant célibataire pendant 7 ans. Jabar bii maa ko takk moo ñu takkale. atum 1972 doon at goo xamante ni moom Maguette Wade door na lii di télévision bàyyi na ci gannaawam lu dul dañ ba mukk ci wàllum animation waral na juróom-ñaar fukki at ak juróom-ñett la waroon am ci ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mars gi ñu ne moom ma dëkk Pikine ndonoom doon na lu rafet. Habib Faye moom Doudou Fall mu mel ni nag jot na ànd ak nga xam ne moom moo di Maguette Wade lu toll ci juróom fukki at ñu ànd fu nekk dem fu nekk waxtaane itam lu nekk ñu teewlu ay kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko jëmale ci Maguette Wade. ba ma nekkee France di jàng moom ngénte sama doom bu ko tuddee moo ko Sada Kane c'est mon père qui l'avait surnommé Télévariance ah ba ma nekkee France di jàng moom ngénte sama doom bu ko tuddee moo ko Sada Kane c'est mon père qui l'avait surnommé Télévariance. Hein? Nos familles étaient imbriquées. Ah, mais c'est moi-même. Moom daal sama waay la woon quoi. ban li ngeen réalisé bëri na bokk na sax Youssou Ndour. suñu yëpp artistes yëpp passé par. Je me souviens de Télévariété qu'on avait fait à Kaolack en 1983. Mais on a découvert des artistes qu'on ne connaissait pas au Sénégal. Qu'on xamuloon et qui n'avait jamais passé à la télévision. Saloum Dieng a fait le Ndaga. Toute sa vie, il n'y avait pas de la télévision. Waaw Seydou Dieng Ndofane fa lañ ko découvrir Seen Ñat Seen le vieux Mbissane Diagne bi doon def Riti fa lañ ko découvrir. Waaw son premier playback on a pris la photo du Pape Faidherbe photo Pape Faidherbe ci lañ ko defee playback bi hommage à Mbaax la jëkk way télévision on a fait beaucoup de choses avec Youssou Ndour.
si samay kàddu télévision Futur Média yëkkati na ay njaal jébbal ko réew mi rawatina nag njabootam ñu ñaan sunu borom daal di koy àtte ci li nga xam ne nag moom moo di yërmande mbokk yi ñu wéyal xibaar yi wax itam ci leneen muy liggéeykat yu mairie bu Kaolack ñoom ñooñee nag seen ak nekkin la ñu bëgg ñu gën ko ñoŋal bokk na ci yenn ci ay payoor yoo xamante ni yenn saay yéex wu ñu ci nemmeeku ak itam xupp woo xamante ni daal nañ koy xupp lu toll ci 20 agent yu ñu ne ku mooywul daañ leen dàq Abdou Ndiaye moom mooy secrétaire général boobu les syndicats dañuy teewlu ay kàddoom ci micro Pambay Diaw Fally Gaye parce que dañoo gis loo xamante ne bi ci mairie bi muy luy ñëw te depuis 99 man ci laa ñëw ci mairie bi te mosuma ko gis ci mairie bi benn mooy des personnes yu nga xamante ni bii bokkuñu ci mairie bi ñooñu dañ doon def recensement sur ci candidature maire bi xale yooyu la ñu andi ci maire bi ñoom ñooy pointeloo nit ñi te loolu c'est pas normal bokkuñ ci personnel bi duñu cabinet audit duñu tous beneen ba mooy pointage bi ñuy def loolu encore bi gën a doy waar mooy problème mu salaire yi aujourd'hui c'est le 9 waxuñu woon lenn ci salaire tout simplement defaroon nañ salaire yi ba pare mais dañu am ñoo xam ne dañu leen ci bëggoon génne loolu moo waral retard bi ñun nag kenn duñu jël buum duñu yeew ci baat duñu diri lu ñu mës tamit benn maire duñ ko may doomu aadama ak loo mën a dool que y a une vingtaine yu nga xamante ne bi la mairie actuellement pare na pour remercier leen mais nag liggéeykat yi fi mu nekk jël nañ seen disposition on va déposer un préavis de grève parce que pour ëllëg lu munti xew ñu bañ fee toog di xaar naan amuñu préavis nangam dugg na fi génn fi mais actuellement fi mu nekk nii lii ma gis fii ci mairie bi musul am ci mairie Kaolack. ci assemblée générale la ñu yëkkatee yooyu lay kaddu waaye jàppale ne nag municipalité bi ginnaaw suñu ay ndaw bi ñu jokkee ak ñoom li ñu xamle mu di daañu indi itam ay kaddu leeral jàppale lim bi toll na ci téeméer ak 20 ci ay agent yoo xamante ni nag daal nañ leen di tàggat bu baax a baax la ko wundu bokk na rek gën a yokk kaaraange gi ci diggante li nga xam ne moom moo di wekk yi fu ci mel ni diwaan bu Ndar Géej Matam Kédougou ak itam diwaan bu Sikicoor dañuy teewlu ki nga xam ne moom moo di commissaire bu divisionnaire Mame Seydou Ndour ci micro Boubacar Diassi ak Lamine Mandian. formation yi lu am njëriñ la ci ñi nga xamante ne ñooy takk der yi waaye takk der yi nga xamante ne ñooy yëngu ci maanaam li ñuy wax frontières yi muy police muy douane muy service d'hygiène formation bi bénéficiaires yi généralement ñooñu lañ ko jagleeloon formation boobu. li mu ëmb mu bëri maanaam dafa ëmb li nga xamante ne lépp liy liggéey ci wàllum frontière ci wàllum aar suñu frontière daf ko ëmbaale muy def yi nga xamante ne yu bees yi la du Sénégal rek la yem fii aspect Sénégal bi la donc formation bu am njëriñ la ndax day kattanal lu mat téeméer ak 2 ci suñuy agent ci boor bu ne ci lépp loo xam ne daal laal na frontière muy sécurité muy gestion pandémie muy gestion crise ak lépp lu mu munti doon dafa ëmb loolu yëpp donc ba tax na formation bi am na njëriñ comme na ma ko waxee léegi ci nasaraan daal su fekkoonte ne mun nañ ko continuer wala ñu di ko gën a renouveler vraiment dina am njëriñ ba mun a toucher ñëpp ci lépp loo xam ne maanaam mun nañoo lor ëllëg ci wàllum feebar ci wàllum Covid ak lépp lu mu àndal ci wàllum terrorisme ak cybercriminalité ak lépp lu mu munti doon rek. les bonnes feuilles de la rédaction min ngeen ko alxames bu jot dañ leen koy egg tànn kenn tey jilee bokk na ci ku ñu jël mu di Mbaye Birame Diouf moom moomee nag daal di xaatim aw téere jagleel ko ñi nga xam ne ñoom ñoo di soxna yi bokk na ñu gën a xam li nga xam ne moom moo di seen ak taxawaay ñu ànd ci ak Ibou Diouf ñu seetaan. ci bile téere bindikat bi ne dafa taxaw ngir delloo njukkal ak i sargal soxna yi kookee mu gis ne ñu am solo la ci àdduna wërngal këpp loole la Mbaye Birame Diouf def dëxëñ ko ci bile téere. dama gis valeur jigéen dama liggéey ak ay jigéen ci système Nations Unies gis seen capacité gis li ñu mën côtoyer leen ci ay moments yu difficiles yoo xam ne dama engagé parfois sama vie ci seen côté ak yeneen ma xam ne jot na pour que képp koo xam ne ni bëgg nga dëgg n'est-ce pas nga mën ci bay sa waar jàppale jigéen ñi. bindikat bi ne bëggul fàtte benn yoon li nga xamante ne jot na ko dund ci wetu soxna yi loole ci carrière bi mu jot a def
ba jamono ji. combat bi des na ba tey et je suis très content que aujourd'hui kontaan naa bu baax su ma gisee léegi jigéen ñi di wax bu bëri dans les réseaux sociaux am ay féministes yoo xam ne nii jóguñu rek pour ne dañoo contre góor non loolu amul ñu ko interpréter noonu baaxul mais dañoo jóg pour défendre jigéen ci ay droit am. ci bile téere boo ko liiree da nga seetlu gis-gis bi nga xamante ne kii di Mbaye Birame Diouf amal na ko ak yëg-yëg bi mu am ak soxna yi loolu nag la jaarale ci ay portrait ak delloo njukkal soxna yooyee. téere bi du roman essai la mais am na benn dimension roman tuuti bu nekk ci biir ndax dañ ci raconter ay scénario yu bëri yoo xam ne nii dañ ko gis ci sunu parcours dégg ko ci ay nit mu concerné jigéen ci jëf ju baax. mu concerne famille aussi ndax la famille est sacrée. ci téere bi nag li gën a fës di delloo njukkal soxna yi loolu tamit may na ko mu gën a wanewaat li nga xamante ne mooy xarañteem mu aju ci wàllu bind. voilà sama digganteeg bind mi ngi tàmbalee mën naa ko wax l'an 2000 bi ma ma nekkoon commandant benn contingent bu Sénégal désigné woon mu nekk policier ak ay gendarme ma yóbbu leen Timor oriental mu nekkoon la première mission bu jógee Sénégal dem en Asie de l'Est. donc loolu lépp nag ma jëloon sama carnet petit carnet di bind ba 2013 nag ci la gisaat carnet bi ma ne am naa chance su am souvenir yoo xam ne mën naa ko boolee ci sama autobiographie. ki nga xamante ne moo bind téere bi di Mbaye Birame Diouf ne itam fàttewul benn yoon soxna yi nga xamante ne saa su nekk dañ leen di mettital ci àdduna bi mu gis ne lu war a jeex la. tàggat yaram football ñu wax itam ci fukk ak ñetteel bi nekk itam mujjanteelu journée bu phase aller bu Ligue 1 nga xam ne daañ ko amal ni ki week-end wile li ci nga xam ne moom la askan wi tëw xam mu di ana kan moom mooy nekk ca kanam Cheikh Sadbou Diarra lañ ciy àndal. ñu ngi jëm ci njeexitalu pàcc bu njëkk bu Ligue 1 bu neex juróomi club mën nañ jël raaya xaaju championnat bi ci fukk ak ñetteeli bés bii di am ci week-end bi. foog naa mun ñu wax ne nivellement bi si suuf la jëm boo xoolee ne équipe yi ñu jàppoon ne ñooy disputer titre bi ñoom ñëpp ñu ngi au rendez-vous mën nañ si citer Teungueth du moins AS Pikine mën nañ si citer Génération Foot wala Jaraaf. Teungueth FC rek la ñu doon xaar te newul au rendez-vous mu ngi 7e position donc am juróom-ñaari poñ yu mu am retard sur leader bi moom kenn xaaru ko woon mooy Guédiawaye FC moom ren ji la monté ci première division. Guédiawaye FC bi yéeg ren ji te jiitu jamono ji mooy dalal Casa Sport ci bés bu mujj ci pàcc bu njëkk bi ba tax na ñu war ko mën xaarandi bu baax ci li des ci championnat bi. Guédiawaye bi ñu jeexalee saison bi passé dafa renforcer wu durant mercato bi woo ay joueurs yu bëri yoo xam ne ñu ngi jógee ci élite bi joueurs yoo xam ne am nañu vécu am nañu expérience mu renforcer équipe bi te xam nañ ne aussi équipe bi am na ay moyens financiers am na ay moyens humains am na ay moyens matériels te li ko doon manqué année yële passé mooy adhésion populaire léegi waa Guédiawaye yëpp daanaka ñu ngi def comme Pikine ñu ngi collé ci équipe bi donc loolu manqué woon na leen moo tax position bi ñu am nii ci championnat bi du doon daal mbetteel bu mag a mag léegi loolu yëpp mën na tax ñu mën a xaar deuxième partie championnat boo xam ne dina intéressante. fukk ak ñetteelu bésu Ligue 1 bi dina door gaawu bi ak ñetti jongante bokk ci Teungueth FC AS Pikine ñu wéyal ko ci dibéer bi ak ñeenti jongante biñ ciy gën a xaar di Guédiawaye FC Casa Sport bu am bu ñeenti waxtu tegee fanweeri simili. jërëjëf Cheikh mbokk yéen itam jërë ngeen jëf rafet lu baax ànd wi nga xam ne yéen a ngi ko doon ànd ak ñun léegi da ngeen des ak rédaction bu télévision Futurs Médias Sara Cissé dina fi teew jukki leen xibaar yi ci kàllaamay tubaab lu mooy loolee itam ñu leen di ñaanal fanaanub jàmm jaa ngeen jëf mbokk yi.